télévision Futurs Médias mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak ñun fas yéene ànd ak yéen ci xibaaru timis yi la ci gën a fës bokk na ci ngan gi nga xamante ne ji njiitu réew mi Macky Sall mi ngi koy amal ca nord bu Sénégal di tournée économique ba jamono ji kon nee nañu ma nga fa nga xamante ne ji moo di ca Fanaay moom njiitu réew mi Macky Sall war faa jóge wutali tari ji lépp nekk kon ca diwaanu Matam tey ji ci suba ma nga woon ca diwaanu Ndar askan wa teeru ko fa boole ca kit xamal ko yaakaar joo xamante ne ji wékk nañu ko ci tournée économique yi muy def mu jural leen njariñ ci yooyu la jamono Sadatu dib dëkk bu nekk ci diwaanu Bakel foofee ñoom askan wi ab doxub ñaxtu la ñu xëyee tey jile li ñu bëgg moo di njiitu réew Macky Sall dégg leen ba wutal leen i saafara seenu càkkutéef mooy seen dëkk baak na mu làqoo ndox mu baax amu fa courant waxi nopp bëgg nañu ab ambulance ngir seen poste de santé ba fa. Kaolack taw yi fa wàcc jur fa ay jafe-jafe ca pont bu Njaafaat ndax lu toll ci maanaam village ya fa nekk toll ci fukk ak juróom-benn taw yi moom moo yàq pont ba tax na seen dem ak seen dikk nar a indi ay jafe-jafe ñuy sàkku ñu lijjantil leen ko nu mu gën a gaawee. aji màkk ak ren gi kilifa yu Arabie Saoudite di jëli dogal jëm ci aj gi ni muy tëddee nee nañu duñu fa nangu lu weesu juróom-benn fukki junni ujaaj te it ujaaj yee ñëw bu ca kenn ëppal juróom-benn fukkeet ak juróom maanaam 65 ans boole ceekit balay kenn di aji na nga ñàkku teg ci. Parti démocratique Sénégal cib dëj Abdoulaye Faye génn àdduna xibaar boobee la ñu xëyee njiitu réew mi Macky Sall ci compte Twitter am jaare ca jaale ak njabootam jaale it maître Abdoulaye Wade ak it ñi nga xamante ne ji ñoo di militant yu parti démocratique sénégalais mbokk yi lii mooy li gën a fës ci xibaaru timis yi ci télévision Futurs Médias ngeen taaxee la ñu faram-fàcceel leen ko. nuyu leen rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias ni ñu ko junjëwoon ci bopp bi la ñuy duggee ak yéen ci yàkkali gi doore xibaaru timis yeeg lu ñeel tournée économique bi njiitu réew mi Macky Sall di def ca nord bu Sénégal ka ñu ko toppal envoyé spécial ba di Alioune Dissa Prera Alioune maa ngi lay nuyu. ci xibaar yi ñu mujjee jot yéen a ngi woon ca Fanaay wutali tare ji fan ngeen toll ak lu ñu fa mën a jàpp ni xibaar. ci yoonu tere ji bi waaye laata ñuy yegg tere ji dañuy jaar dëkk bi ñuy wax Boubé ndax Boubé président de la République dafa war a def li ñuy wax lancement ab axe routier bi nag mooy diggante Boubé Ndiandane ak Girax loolu nag mooy tere ji également mbirum yoon la fa nar a inauguré ci mel ni tronçon tere Podor loolu inauguré tey également présentation boo xam ne waa AGEROUTE nañ ko def ci projet bi nga xam ne mooy projet bi de réhabilitation de la nationale 2 bu Ndioum Ourossogui Bakel ak li ñuy wax désenclavement l'île à Mossoul xam nga désenclavement l'île à Mossoul li ñu jàpp bëgg rawatina population bi dëkk foofu waaye nag avant loolu rek tey ci Fanaay Mouhamed Ndiaye il faut dire que président Macky Sall def na li ñuy wax visite des casiers wala périmètre hors yi nga xam ne moo nekk Fanaay mais plus exactement benn dëkk bu wax Ndiéy ba foofu lu toll 983 hectares lañ fa exploité ci 983 hectares yooyu 630 yi ay exploitation de kii la loolu sax tax président jàpp na ne que at bii moom vraiment ci wàllu mbay ci wàllu ceeb Sénégal def na ay jéego parce que sax ci ay kàddoom ne Sénégal def na 1,4 million de riz cette année alors que suñu consommation 1,6 million la donc pour moom ci gis-gisu président soreetu ñu dañuy wax autosuffisance alimentaire en matière de riz waaye tamit am na ay doléances Mouhamed Ndiaye doléance yi mooy ñi dëkkee ñi nga xam ne ñooy exploitants yi dañu bëgg mooy ñu fexe ba nga xam ne ndaw ñi ak jigéen ñi ñu dooleel leen ci exploité ci wàllu suuf te président également jël na doléances yooyu nee na également di na ci taxaw def ci kéemtalaay kattanam waaye tamit laata loolu Mouhamed Ndiaye te xam naa dafa ñu jeexale laata Fanaay laata sax ñuy tegu ci yoonu Boubé ji di jëm tere ji ñu ngi xamal ne que sa Ross Béthio sànq ci 13h il faut dire que de Saint-Louis à Ross Béthio
président bi dañ ko accueillir ak ay brassard rouge muy takk muy yu nga xam ne également dañ ko def ci mur yi wala ci garab yi loolu nag exploitation agricole yi rawatina ñi bay soble ñoom ñoo ko def di wane seen ñàkk kontaan parce que dañu jàpp ne li ñu bay dafa lamb seen ay loxo te fi mu ne nii soxla nañ lool ku leen ci jàppale ñu wax également am nañu ay xibaar également comme quoi que à Ross Béthio am na ay affrontement entre partisans de Benno Bokk Yaakaar ba xam sax am na ñoo xam ne jooy nañ ci ay gaañu ci tënk daal Mouhamadou Mohamed Ndiaye loolu lañu mën a jàpp gum ci premier visite du président Macky Sall ci le nord du pays. Alioune Dissa Préra ci cortège au président de la République Macky Sall ngir télévision Futurs Médias jaajëf Seydina Alioune daañu àndaat ak yow ci yeneeni xibaar jëm ci ay leeral des ba léegi ci tournée économique bi njiitu réew mi Macky Sall di def ci nord bu Sénégal tey jii la ko tàmbali doore ko ci diwaanu Ndar foofee askan wa teextu nañu ko waaye it biral nañu yéene joo xamante ne ji am nañu ko ci ngan ga fa Macky Sall def am njureel ak it ay résultats yu baax yu mu leen jural diwaanu Ndar Ousseynou Diop Ousseynou na nga def. maa ngi lay jaar bu baax Mohamed Ndiaye. loo ñu mën a tënkal ci ngan gi fi njiitu réew Macky Sall amal tey jii foofee ci diwaanu Ndar. waaw ngan gi moom bi ñu tàmbalee suba teel président egsi ci booru 13h22 la egsi ci diwaan Ndar Géej bi ñu paree nag foofu si la dem ci gouvernance bu Saint-Louis noppalu fa ginnaaw loolu nag li ñu gën a mën a jàpp daal mooy askan wi ñoom daal dañ koy teeru boo xamante ni teeru bu am solo la génn itam wane ci lu jëm ci wàllu mbégte bi nga xamante ni am nañ ko ci moom liñ ci mën a jàpp mooy ay projet yu bari yoo xamante ni ci diwaan Ndar Géej jamono jile ñu ngi commencé exécuter maanaam ay projet yoo xamante ni day tax dem ba dikk bi gën a mën a yëwan ci wàllu Ndar Géej xam nga ñeneen itam daan nañ leen talal suñu micro ñoom nag li ñu gën a xaarandi ñaan itam ci wàllu président Macky Sall mooy fexe daal lu jëm ci wàllu gaz bi nga xamante ni war nañu ko exploité ci waaxuk Ndar jile ñu ni gaz boobu ñu war a exploité tey liñ ci gën a bëgg daal mooy doomu Ndar yi gis seen bopp waaye tamit Ndar Géej doon bërëb boo xamante ni day gën a soqaliku ndaxte gis na ni gaz bu fekkee ni daal gaz nañ feeñ ci benn ko gox boobu war nañ ko gën a mën a bàyyi xel moo tax ñoom doomu Ndar yi loolu daal la ñu gën a daal di yëkkati ci ay doléances yi nga xamante ni wax nañ ko ngir ñu gën a mën a jàpp ci wàllu napp gi itam ndaxte nee nañu napp gi jamono jile dafa xaw a sooxe te itam kon njiitu réew mi bu ñëwee tey ba fi nga xamante ni mooy diwaan Ndar Géej li ñu ko war a gën a wax ci ay jafe-jafe mooy na fexe napp gi mu teg ci tànkam ngir lu jëm ci wàllu jafe-jafe yi mën ko saafara bokk na ci nit ñi nga xamante ni ñu ci bare Mamadou Ndiaye dañuy faatu ci lu jëm ci wàllu bël bi. Ousseynou Diop ñu ngi lay gërëm bu baax a baax daañu àndaat ak yow jëm cib jukki ñeel ay xibaar yu soxal tournée économique bi président Macky Sall di def ci nord bu Sénégal ak jaar googe mu jaar Ndar tàmbalee ko fa ñeneen ñu yëglu bëgg njiitu réew Macky Sall dégg leen moo di askan way yeewoo ca diwaan bii di Sadatu ma nga ca Bakel tey ji xëy nañu ab doxub ñaxtu lañ ca jublu mooy ku leen xittili ci seen dëkk ba ndax nee nañu dem ca dëkk ba jafe na maanaam dafa enclavé amuñu ndox mu baax mu ñu mën a jëfandikoo courant waxi nopp bëgg nañu ki leen xittili ci ambulance boo xamante ne ji poste de santé ba ca diwaan ba dana ko mën di jëfandikoo Moussa Omar Gueye ci leeral. ci suufu tàngaay bu tar teewul askan wi daal di amal doxu ñaxtu ñoom nag li leen naqari mooy jafe-jafe yi dafa tar lool ci dëkk biñ naan Sadatu nekk ci arrondissement bu Kéniéba département bu Bakel jafe-jafe ci wàllu yoon jafe-jafe ci wàllu wér-gi-yaram jafe-jafe ci wàllu njàng ak njàngale jafe-jafe ci wàllu ndox rek mu ñuy naan. ngi fii ak Tamba 197 kilomètres ci yoon bi bu oto bi ngiroo ku feebar boo xamante ne kooku moom dañ ko war a évacuer c'est urgent la kooku day ñàkk bakkanam waxuñu ne nañ defar tali bu ñuul mais nañ defal bu xonk bi ñu mën a ci jaar Ramadan bi dafa am ñaari nit ñu ñàkk bakkanam ci teen dañu doon gas benn teen pour ñu mun a am ndox mënuñu am ndox léegi après ñu gaañu ci teen bi loolu Sénégal lépp yëg nañu ko. waa Sonkonko ñoom itam bëgg daal ñi nga xam ne ñoom ñoo fay dikk di wut wurus mu nekk nag ay entreprise yu mag a mag ñoom nag nañu fexe bay gestu askan wi yeewoo ci Sonkonko jafe-jafe yi fare ci wàllum ñàkkub ambulance tax na nag tey ji bu ñuy rawale jigéen ñi nga xam ne dañu won lor ñu war a mucc waaye itam ba tey ñeneen ñi nga xam ne seen wér-gi-yaram dafa sutante dañ koy def ci saret wala boog ñu def ko ci moto jafe-jafe évacuation yooyu nag ngir rawale leen yóbbu leen ci bërëbu fajukaay bi gën bàyyi na ay jafe-jafe yu gën a tar bu demee ba nawet taw. ñeneen ñuy dundi jafe-jafe mooy askan wa yeewoo ci diwaan bii di Ndiafate nekk ca Kaolack Ndiafate tund la woo xam ne nee nañu fukki village ak juróom-benn ñoo nga fa taw yi fi wàcc démb ak bërki démb nag dafa yàq seen pont ba mu indi gàllankoor yu rëy ci seen dem ak seen dikk tax ñoom it ñu yëkkati seen kàddu di yëglu ngir bëgg ñu xitali leen ci ñu ànd ci ak ki nga xamante ne ji moo di Ibrahima Diame fa liggéey
ñaari taw yu yemambaay rek moo tax pont Ndiaffate bile ci yoon walla dex daal di wëdd dugal nag askan wi ci njàqare bu rëy a rëy muy góor muy jigéen. yoo xam ngeen gis nga yoon bi ni mu daggee ndax yoon bi buñ ko amul ñun duñ mun a génn ñale itam duñ mun a dugg gis ngeen yoon bi mu daggee lim taw rek yu bari ñu ngi toog rek di xalaat yoon bi ndax bu gënee dagg nii rek coono day ñëw moo tax ñu nag xeebuñ ak nu muy gën a gaawee rek. yoonu Latérite bile nag te di yoon bu nga xamante ni daanaka bu amul woon dara du dox ci wàllu koom ci tundu bile ëmb fukk ak juróom-benn village. fii loo fi wax jaayam soow a ngi fi jaayam lëjum a ngi fi maraîchage mu ngi fi xale yi garage bu kii Jakarta am na lépp ci yoon bi la yoon bi dama la ne yoon bu mag la ak horaires yi. fii tund wi am nañ fi ñetti horaire yoo xam ne dañuy daw. yoon bi la képp la ñu yaakaar pour mën a jot seen chef lieu de commune waaye itam lii di route nationale bi donte nag bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne moom mooy porte-parole du collectif des habitants du Walladex di Mamadou Mbodj ci lu yàggul dara daañu taxaw ngir defar ko. dañuy masawu population bi parce que xam nañ ne sonn nañ dañu leen di masawu parce que tiit nañu parce que bu nawet bi ñëwee rek wax dëgg yàlla dina doy waar. incha allah fii ak semaine bi di ñëw wax nañu ne altine wala talaata. parce que kër gi ñu war a loo ci sax Ndiaffate ñoom techniciens yi aménagé nañ ko ba bagage ñëw na. ñu fàttali nag dëkk yu bëri fii ci Ndiaffate daanaka ci ay point yu mel nii ngay jaar pour mën fa jot waaye nag li ñu seetlu moo di ne période du nawet bu taw yi takkarnaase mu andi ay jafe-jafe daaw rek ci dëkk bi ñuy duppee tawa mbutaay am na dawalkatu charrette bu nga xamante ni dafa la bon ak fasam booy dugg ci biir dëkk boobule. plateforme yaakaar mbir la mu ñu sos tey jii taxawal ko yéeneem ak li ko tax a jóg mooy fexe ba ndaw ñiy wut liggéey mu set nu mu leen ko ca jàppale tey jii ñu ko taxawalee xamle nañu ne lu toll ci 200 téeméeri ndaw jot nañu leen a tànn kenn ku nekk nag ak fa nga mën mu di sa domaine d'activité ñu déglu ci kàdduy leeral bàyyeekoo ci ki jiite boobu les plateforme Titi Yoro lay wuyoo ñu déglu ko ak Alhassane Ba. taxawee comme nañu musaan taxawee la voix des sans voix baatu askan wi ñoo ñee la ñu xëcc woo leen ñu ànd liggéey ñu xool nan lañ leen di suqalee nan lañ leen di dimbalee nan lañ leen di jàppale waaye dañoo teg benn mbir bu ñu naan plateforme yaakaar plateforme boobu nekk plateforme boo xamante ni mooy vitrine ndaw yi tey ñoom ñoo ci sentir seen bopp ñu def ko ci at nag liggéey ko ci suuf ba tey jii nii ñoom ñu ne jot na ñu dajaloo daal di defar ay projets yu am solo yu am maanaa looloo indi 200 projets yi looloo indi 36 corps de métier yi loolu moo indi tey jii nii femmes leaders yi dajaloo tey bépp financement dañ koy delloo pour sa morom mën a amaat benn de deux aussi bi gën a am solo moom mooy képp koo xamante ni da nga ñëw di adhérer ci plateforme bi sa ñaari dërëm soxlawuñ ko ci adhésion yi c'est gratuite parce que ñu lay sénégalais leen ñun ñëpp kuñ ci mën a jàppale dimbali ci dinañ ko def ñii ay professeur lañ ñii ay leader d'opinion lañ. ci weneen wàll mbootaay gi nga xam ne moo di mouvement des jeunes conscients ñoom it ñi ngi sàkku ci ñu bàyyi xel ndaw ñi ci wàllu liggéey ñu ne nag loolee bu ko état bëggee lijjanti fi muy njëkk a jëm mooy ñi ci secteur informel bi ak it ñi nga xamante ne ji fa ñuy liggéey yàgg nañ fa te mu ñuy contrat dañuy lijjanti loolee bu noppi ngir ñu mën a am ci lu ñu jàpp Khadim Amar mooy président boobu les mouvement des jeunes conscients des jeunes conscients ñu déglu ko moom Khadim Amar ci micro Pape Fara Ñing caméra Amadou Ba. wàllum xëy tiital na ñëpp. rawatina sax ñi nga xam ne ñu ngi ci diaspora bi ndax tey bu réew mi neexoon liggéey am fi yaakaar naa ndaw ñi du ñu dem ëllëg ci bitim réew di fa daan seen doole. waa secteur informel bi pourquoi ñu viser ko parce que dañoo nekk ay ndaw ñu am jom te aussi mu nekk secteur boo xam ne maanaam encadré wuñ ko te Sénégal sax mën nañu secteur informel bi yaatu na yaatu boo xam ne parce que même ñi nga xam ne sax ñu ngi liggéey ci yenn entreprise yi sax amuñu contrat. tey secteur informel bu ñu koy boo ñi nga xam ne ñu ngi jaay si mbedd bi ay suusa mais man pour man même ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ndaw ñi ñu war a gën a gëstu ci mbir mi ndax tamit entrepreneuriat dafa yaatu te loo xam ne mu jàngoo ko xamoo ko gëstuwoo ci waxtaane aji màkk gi ak dogal yi nga xamante ne ji kilifa yu Arabie Saoudite yi jël nañu ko ci ajuk ren gi dogal yiñ ca jël nee nañu foofee ca màkkatal mukaram ren ji duñu fa nangu lu ëpp juróom-benn fukki junni ujaaj gën koo bari li tax mooy coronavirus bi ak ni ñuy seet nu ñu ko moytoo ujaaj yooyee nga xamante ne ji ñu ngi leen fay séentu bëgg nañu it seen yat lu mu néew mat fukk ak juróom-ñett maanaam 18 lu mu bari bu mu weesu 65 maanaam juróom-benn fukkeet ak juróom te it képp koo xamante ne ji maanaam bëgg
bëgg nga aji ñàkk bi ngir moytu woppi Covid 19 ji loolee moom obligation la day bokk ci li ñuy laaj ngir nga mën a dugg Makka ci woowule wàll nag délégation générale au pèlerinage fii ci Sénégal di dànkaafu voyagistes privés yi ngir ñu bañ a jël xaalisub kenn ndax ay lëj-lëj ak i jafe-jafe rek moom lay leen di jural loole ñi ngi ko dëxañ cib communiqué boo xamante ne ji kon yëgle nañu ko ci woowile wàll. weneen wàll ba tey ci ay xibaar ñeel li nga xamante ne mooy jafe-jafe yamoon ci diggante diggante kon Wave ak Orange ARTP ma ñu demoon di kalaame yëf yi moom ARTP indi na ci maanaam joxe na ci xalaatam moom it ci communiqué ci la dëxañ taxawaay bi mu ci am taxawaay ba bokk na ci sàkku ci Sonatel mu maanaam jëfee li nga xamante ne ji mooy daal bañ a ak parparloo ni muy doxalee ak Orange mu doxalee ko ak ñi nga xamante ne ñoo di waa di Wave ndax loolee mooy seen càkkutéef ñoom ñu yor Wave ngir mu bañ a am benn luumaate wala am benn jafe-jafe boo xamante ne ji kon dinañ ko ci nemmeeku. wàllu tiis mu di génn àdduna Abdoulaye Faye newoon ci parti démocratique sénégalais militant administrateur génn na àdduna tey jii ci samedi ji ci pàttali jiite woon na sax commission de discipline bu boobile parti mu di PDS njiitu réew mi Macky Sall ci compte Twitter am mu jaare ca ngir di jaale ki nga xamante ne ji moo di Abdoulaye Faye ak njabootam ci message bi mu bind moom président de la République Macky Sall ci compte Twitter am moo di daal mi ngi koy jaale ak njabootam jaale ko it Abdoulaye Wade ak képp koo xamante ne ji militant bu parti démocratique Sénégal ak mu fàttali sax ne ki génn àdduna di Abdoulaye Faye ancien ministre d'État la woon doonoon it frère ci ñi nga xamante ne moo di moom ak ay jaar-jaaram mu gis ne it jàmbar ak ku dëggoon ak ku amoon taxawaay ci géopolitique bi moom moo génn àdduna di Abdoulaye Faye. weneen tiis mu di lu mat ñetti taalibe yoo xamante ne ji kon seeni néew la ñu foree ci géej gi loole ginnaaw ba ñu labe yëf ya kon xewe ca kër Massamba Soulde du village bu nekk ca diwaanu Mboro Cheikh Anta Diop. taalibe ñoom ñoo lab ba ñàkk seen bakkan ca Mboro bëna ba taalibe yi dañoo jóge woon seen daara di kër Massamba Soulde nekk ca Mboro demoon nag ci géej doon féexlu bi ñu àggee nag la ñu sumeeku dugg ci biir géej gi doon sangu ci la ñeent ñi lab ñu oo waa sapeur pompier yi ñu ñëw nag doon leen xool ñeent ñi nga xamante ne lab nañu ñett ñi la ñu génn waaye indaale wuñu bakkan keneen ki ba léegi nag dafa réer ci biir géej gi sapeur pompier ba léegi ñu ngi koy wër ki nga xamante ne nag moom moo ci gën a mag ci taalibe yi amoon na fanweeri at ak juróom sëriñam sax nee na ci ay bés bii ñu génn lañ ko takkaloon soxna yeneen ñett yi seen at toll na ci fukki at ak ñaar jàpp fukki at ak ñeent waa sapeur pompier nag bi ñu leen waxee na ay taalibe lab nañu dikk nañu fii ci Mboro bëna ba wër ba sonn doog leen a génne jamono yi sax ñett ñi jamono yi yóbbu nañ leen ci morgue hôpital Maam Abdou Aziz Sy Dabakh bu Tivaouane bi ñu déggee xew-xew bi daanaka askan yu Mboro ñépp fëx dem ci tefes gi di bëna ba maire dëkk bi di Moussa Ndiaye ak ndawal buur yi daanaka ñoom ñëpp dikkoon ñoom nag gën nañoo ñaax ndaw ñi ñu moytu waax yi nga xamante ne moom moo nekk bënoo ba ndaxte foofu nee nañu zone bu dangereux la kenn waru faa sangu la ñuy nemmee ko nag saa su nekk ay ndaw ñoo xamante ne dañu fay lab. doomi Mali yi fii ci Sénégal tey jii xëy nañu dem muy ñu tënk seen bopp ci mouvement Ansar Dine dem fële ci centre national transfusion sanguine ngir maye ji fa deret loolee nag ñu ne daal dañu ko bëgg a def rek ngir jëflante bi am ci diggante Sénégal ak Mali gën a ratax lu aju ci fitna ji nekk ca Mali ñu ne ni ko ñëpp déggee noonu la ñu koy dundee ñoom luñ ci mën daal mooy ñaan mu jeex jàmm dellu si ca moomi li réew Célia Coulibaly mooy secrétaire général bu conseil de base des Maliens du Sénégal ak Mamadou Fofana Coulibaly président Ansar Dine fii ci Sénégal ñu teewlu leen ci micro Alhassane Ba. mooy faw ngeen xam ni Mali ak Sénégal ñaari réew yi nga xamante ni ay frère lañu ci taarix waaye itam ci wàllum ni ñu tëddee géographie ci frontière gi ni mel moo tax nag li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllu intégration bi ñun tamit dañ ci bay suñu waar li ngeen gis nag mooy maye deret gi ñëw la ngir dimbale rek ñi nga xamante ni ñooy suñuy frère sénégalais yi Mali jamono ji mu ngi dund crise waaye nag ñun suñu waar dañ koy bay ba mu mat sëkk ñuy ñaan itam jàmm sax foofule ca Mali. Le Daïra ne perçoit la crise au Mali comme. daayira bi ni muy gisee crise ba nekk ca Mali jamono ji comme yeneen crise yi la rek daayira Ansar Dine mu ngi fexe ba dalal xel yi waaye itam di wut ay pexe ñu ngi ñëw di jàppale askan wi fare foofule askan wi nga xamante ni soxla nañ dimbal askan yu ñu toxal déplacé leen
ci ay moyens ci wàllum lekk ci wàllum koppar loolu yëpp nag suñu moyen bopp lañ koy defee. conférence des ministres de la jeunesse et des sports ci dendu francophonie am na matériel boo xamante ne ji matériel didactique la ñu jagleel ko fukki établissement scolaire fii ci Ndakaaru njàppandal googi nag liñ ci jublu moo di gën a dooleel éducation physique et sportive ci école yi bu ko defee ay talent mën ci génne rawatina ci JOJ yi ñuy waajal 2026 Cheikh Sadibou Diarra. ngir dooleel sport yi ci biir école yi nekk ci réew yi bokk ci moom CONFEJES indi na jàppaleem joxe ay jumtukaay. Nous avons bien voulu octroyer à 10 établissements. jagleel nañu lu toll ci fukki l'école yu Ndakaaru ay jumtuwaay yoo xam ne dina fexe ñu mën a tàggat seen bopp bu baax lu ñu soxal vraiment ndax sas la ci ñun lu ñu ci jublu mooy gën a lawal valeur yi nga xamee ni tàggat yaram la àndal. C'est une action pour la promotion des valeurs sportives. ay jumtukaay yu takku yi joxaat gëdd sport ci biir école yi fii ci Sénégal. que éducation physique à l'école dafa nekk loo xamante ne dafa soxal dëkk yu bëri donc suñu dëkk et tey li ñuy def nii dafa jël loo xamante ne dinañu dimbali ñun tey ñu gën a fësal njàngum EPS si lycée yi mu nekk loo xamante ne tey dañoo may suñu lycée yooyu fukki lycée ñu may leen si sport collectif bu ne basket handball volleyball football 25 ballons. ak ay sifflet ay chronomètre mu nekk loo xamante ne dina dimbali suñu lycée bu baax si gën a mën a développer qualité éducation physique si école yooyu. juróomi at rek des laata Jeux olympiques yi ñu jagleel gone yi fii ci Sénégal ndimbal li doon lu am solo. que vraiment matériel bi ñëw na à son heure soxla nañ ko torop et dinañu permettre ñu préparer suñuy élèves yi nga xamante ni ñooy futurs champions wu ëllëg. ñu mën a dem ci jongante yi nga xamante ni Sénégal dina ko organiser am nañ un peu partout donc matériel bi ñu jot dinañu permettre ñu mën a continuer développer relance boobu pour que Sénégal am ay champions de futurs champions dans toutes les disciplines. sport ci biir école yi sportif yu bëri fa la ñu soqee ko loolu la CONFEJES xam ba dugal ci loxoom bu baax a baax. waxtaanee wàllu football ak Ligue 1 bi fii ci Sénégal ñaar fukkeelu bëccëg bi tey jii am na match buñ ca football diggante ñaari tali la woon ak Génération Foot ndam demul dikkul kenn dugalul sa morom dara suba ci dimanche ji am na juróom-benn jongante yoo xam ne ñu ngi koy xaar mu tënku ci 20e journée Ligue 1 fii ci Sénégal ca jongante yooyu bokk na ci Jàmbaar Njàmbur Mbour Petite Côte Stade de Mbour AS Douane Teungueth FC. ASC Jaraaf US Gorée Casa Sport Dakar Sacré-Cœur Cneps ak AS Pikine foofee la ñu yem ak yéen mbokk yi ci xibaaru timis yi ci télévision Futur Média yeneen i xibaar 20h ci tubaab lay doon ak Leya Sukeyna Ndiaye jaa ngeen jëf mbokk yi ñu fanaan jàmm jërë ngeen jëf.